asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Kaffrine tey PMS TV dafa ñëwaat mais ñëwaat ba tey si wax di soxal ndaw Kaffrine yëpp démb ne kii àllarba bi 10e mois 2018 ndawul Kaffrine dañ génnoon di ñaxtu li ñu doon ñaxtu mooy problème mu coupure courant yu dul takk problème mu coupure ndox bu dul takk problème mu marché bi nga xam ne nii anamam jaarul yoon problème mu mbënd bi nga xam ne nii sonal na doomu Kaffrine yi nga xam ne nii tey su tawee ñu génn seen kër yi wuti yeneen dëkkuwaay yooyu yëpp ak yeneen problème mu casier judiciaire bi nga xam ne nii tey doomu Kaffrine su ko soxlaa Kaolack lay dem lijjanti ji ko fa yooyu la ndaw yi dajale ba mu fees seen xol ñu ne nag lu ëpp tuur lii il faut ñu jéem ko saafara te suñ toogee ne tekk rek comme niñ ko daan defee rek dara du sotti ndax biñ nee tekk dara sottiwul may faral di wax rek ni ñiy jiite moom tant que ñu ngi bàyyi xel ne ñi ñuy jiite ñu ngi nelaw ñoom ñu ngi à l'aise amuñ benn problème kon marche yu mel ni yii ñu def mooy saafara yenn problème yu bëri waaw mooy marche bii nga xam ne nii amal nañ ko si àllarba bi mun nañ seetaanandoo image ñu ngi lay ziar bu baax a baax yaa ngi PMS TV dañ bëggoon xam tey lan moo dajale jeunesse Kaffrine fii nii lan mooy tànk yi ngeen bëgg a dox tey. Merci Jamli, je suis content de l'interview mais li may wax rek li tax ñu mobiliser wu tey dañu quand le ras-le-bol s'installe la marche s'impose ab dëkk suñ toogee ba ndox ma di def problème buñ toogee ba courant ba di problème buñ toogee ba marché ba di problème buñ toogee ba inondation ba de problème dan dafa jot képp koo xam ne conscient nga jóg na xeex bi et que heureusement dans cette ville il y a des jeunes des femmes des hommes conscients yu tey jóg mobilisé wu pour marcher pour dire non quand on refuse on dit non et ce non là moo waral marche tey bii nii pour rek ñu tirer sur la sonnette d'alarme wax ne kat c'est un premier avertissement brillant et baroque que ñëpp conscient ne jeunesse bi ñu yor tey yeewu nañ pour que lépp loo xam ne nit ñaa ngi ko war a def te defuñ ko Kaffrine dinañ jóg dóor ci table bi xam ne Kaffrine nekkutul dëkk bi nga xam ne ñëpp foog nañ ne dañ ñoom pataaral ñamaaral làqatu seen ruq di nangu nag yenn bépp luy gàcce ak tristesse ak mélancolie ci seen souffrance. yan lieu mooy seen cible tey si marché bi. waaw ak su fekkee ne bii plan A la lan mooy seen plan B. oui moom laa lay wax ma ne la à partir d'aujourd'hui tey coup d'envoi la marche bi. coup d'envoi la. bu mu doon ab conscience boo xam ne na ko ñëpp appréhender muy autorité locale boo xam ne yaa ngi ci dëkk di politique nga xam ne ñuy jóg nañ pour courant bi taxaw a fay bàyyi di fay bu ngelaw bu ndaw amee mu ne fay bu taw bu ndaw amee mu fay heure bu ko neexee coupé élèves yi mënuñ jàng normalement nit ñi mënuñoo nelaw normalement yooyu yëpp dakk na te bii mooy premier plan bi deuxième bi ñu ngi pare ay sitting troisième bi dem nañ ba ci xalaat benn refus citoyen boo xam ne boobu moytuwul danañ fa yegg mooy ñu jox ñu ay facture duñ ko fay te loolu lépp dafa bokk ci démarche bi nga xam ne bëgg nañ ko teg pour rek Kaffrine bokk ci dëkk yi ñu respecté ci biir Sénégal. yaakaar naa ne aussi boole ngeen si ndox mi ak côté suñ. ndox marché bi nuñ mel ak yu feebar yu bëri yoo xam ne nii. Kaffrine am na ko marché bi. inondation yi paludisme baa ngi ne njàng Kaffrine parce que dëkk bi kenn pompé wu ko c'est-à-dire liñ mën a wax souffrance su dëkk bii nii l'ampleur des dégâts kenn mënu la wax ni mu toll. Kaffrine c'est une ville morte Kaffrine du dëkk boo xam ne véritablement nit ñi kontaanuñ ci il faut que nit ñi xam loolu c'est pas parce que nit ñi ñu ngi côté bel nële wala ñi koy jàppee nitu opposition wala nitu pouvoir jigéen bu ñu demee ba xam ne dëgg gi dafa taxaw. ñëpp nañ xàccandoor dóorandoor expression boobu man moom ma ko nitu pouvoir yee ko moom kon nag nañ xàccandoor tey mobilisation bi képp ko de tout bord ñëpp waroon daje fii ñu mobiliser wu parce que xàccandoor la ak dóorandoor
baax na léegi yéen seen cri du cœur yi nii ba fan ngeen bëgg mu yegg ñan ngeen bëgg tey ñu yëg ko ba nga xam ne nii. mais ba si président de la république du Sénégal. ab yuuxu amul arrêt. naar bañ ko waxee lu tax nga yuuxu jëm côté bi gànnaar mu ne fa la samay mbokk nekk c'est-à-dire que ñun suñu yuuxu dañ koy wax suñu kilifa n'est-ce pas bu nekk muy étape bu ndaw bi ñuy yéeg di yéeg ak moom di yéeg ak moom ba ci président de la république am na yoo xam ni xam nañ ne moom moo ko mën a réglé te li tax mu réglé ko nag mooy ñi nekk ci dëkk bi wax na ko kat dëkk bañ la nekkal bëgg nañ la fa war a def di fa war a dem di fa dem c'est ça la réalité ah c'est ça la réalité il faut que nit ñi di agir il faut que nit ñi di yëngu di bouger ci yar ak teggin mais yëngu dafa war képp kuy jàpp le combat c'est l'affaire des hommes mais la victoire appartient à Dieu le combat c'est l'affaire des hommes mais la victoire appartient à Dieu tout le monde doit se battre ah ne pas empêcher le mal modestement c'est y contribuer massivement ça c'est la vérité. PMS TV mu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaye dama lay jël de ah oui. ngay ragal. moom rek. C'est Bilal Cissé, hein, coordinateur congère Kaffrine. yaa ngi takk brassard bu rouge lan mooy sa ñaxtu. Je ne suis pas venu ici pour la congère. Je ne suis pas là encore pour le parti. Je ne suis ici ni affairiste ni congérien. Là, je suis Kaffrinois. Je suis venu porter la cause de Kaffrine comme tout le monde, comme tous les autres Kaffrinois qui sont là. Voilà. lan mooy seen ñaxtu sëñ bi. ah non suñu ñaxtu moom saa yi fi mu ne moom ñëpp xam nañ dañu gis dëkk bi ni mu demee rek chaque une minute courant coupé chaque une minute ndox bi coupé dëkk bi salte na tilim na bëri na yow kenn xamul lu xew Kaffrine vraiment ñun nag ñu jóg en tant que des Kaffrinois et non des politiciens kenn bokk ci fii ci benn parti politique kenn bokk ci opposition kenn bokk ci pouvoir. Aujourd'hui notre responsable politique c'est le département de Kaffrine c'est les problèmes de Kaffrine moo ñu dajale daal c'est pourquoi nga mën fi gis ay les Boubacar Fall Bob de Malick Gakou mën fi gis des Barthélémy Diaz Mon Ndiogou qui est de l'autre côté. Il y a Pierre Atepa Goudiaby même qui est en Casamance et aujourd'hui représenté ici. Tout le monde est là en quelque sorte. C'est pour porter quand même le combat de Kaffrine. Mais quand même il y a un Bilal Kaffrinois qui est aujourd'hui là pour porter le combat comme tout le monde. Tout comme Bamba Mboubin, le professeur du lycée Babacar Kobar Ndao, il représente son grand parti. Voilà. Voilà. Ça yaa distribué brassard. ah waaw gis nga. ñaxtu la ah ñaxtu dëkk bi. jafe-jafe town bi. yaa ngi dégg coupure yu bëri yi. ndox mi courant marché bu tilim salte yoon yi bon. kooku Sodia la. waaw waaw Sodia la. Sodia da ngay ñaxtu yow tamit. man damay ñaxtu kay. Sodia looy ñaxtu. bon ñun ñuy ñaxtu mooy que ni nguur gi daf ñu fàtte bépp côté nag. soo xoolee depuis Abdoulaye Wade laay wax man ci lu ma fekkee 2008 courant bi nu muy coupé fu gën a yokk ndox mi nu muy kiyee dafa gën a yokk nu muy coupé en plus tamit gën a graaw mooy depuis ñu def ko région en 2000 casier judiciaire bi ñu ko amee fii ci Kaffrine on te ça pour une région comme Kaffrine donc ñu ngi wax bassin de l'Arachidier amul benn usine boo xamante ni moom moo fi nekk pour traiter gerte pour jeunes yi mën ci liggéey yëpp ay problème yu dul jeex la pour département Kaffrine moo tax tey nag dañu maar dañuy génn pour ñaxtu loolu noonu wax ko gars yi dégg ñu bu dee dégg ñu ko Yo. man maay après maay mu Kaay intervenir ma Permis de service. yaa ngi ci kaw. c'est le grand frère ça va nu mu demee. waaw yëkkati loxo yi ma gis. waaw boobu lu waral lii rouge bi lan la. bii daal mooy ndox mi nga xam ne
day coupé rek bii mooy courant bi te booy xool courant bi heure bu coupé ndox mi coupé te dañuy wax ne ñoom am nañ groupe électrogène loolu waa Kaffrine ñu comprendre loolu fu ñu toll ndox maa ngi coupé courant baa ngi coupé loolu nag moom lañ Kaffrine waa Kaffrine wax ne dañ ci doyal moo tax tey ñu mer takk suñu xonq ñëw di ko manifester. ok tey dama gis ñëpp a ngi fi ñu bokkul parti ñu ñëpp a ngi fi jeunesse Kaffrine daal moo génn. waaw sant yàlla parce que comme ni nga ko waxee tey amul couleur amul kii parti bi la far amul parti bi dafa doon loo xam ne du politique loo xam ne ñëpp la concerne parce que courant bu coupé courant bi du xool ku nekk pouvoir ak ku nekk pouvoir ndox mi aussi la même chose donc intérêt commun bu taxawee ñun ñëpp dañ ci war a ànd xeex ko te foog naa tey loolu la tey mbooloo mi wone ñun dañu am droit marche droit la te bu ñuy marche aussi bëgg nañ population bi gis ñu xam lan la ñuy dox mais bu fii nii fekkee moom la ñuy jógee tourner dem dëgg yàlla day doon loo xam ne daanaka du ko jar taxawoon sax def moyen de presse moo koy gën waaw te aussi heure bi ñu ko def nii tey jour ouvrable la te boo xoolee ñi jiite marché ne leen dimanche lañ bëggoon mais autorisé wuñu leen dimanche boobu donc loolu yëpp c'est des problèmes yoo xam ne xëy na boo gisee ñi nga xam ne ñooy responsable dinañ ko wax mais je tiens à dénoncer ça bu dee noonu la demee moom jàpp naa ne loolu du yoon parce que jógee fi tourné loo xam ne matut 100 mètres marche boo xam ne matut 100 mètres kenn du la gis sax loolu du marche kenn du la gis loolu baax na loolu dinañ si xóotal incha allah. ok jaajëf est-ce que marche bi amul indiscipline ñi ñuy ñaan mooy dañoo am ay naqari xol doon ay citoyens sénégalais comme tout le monde ñu am plein droit xamal ko autorité bi mu servir d'interlocuteur peut-être ñi nga xamante ni ñoo féete ci wàllu woowu ci biir loolu ñu demandé monsieur le préfet une marche pacifique mu accordé ñu ko ngeen la nañu fexe ba préfet bu mu gën a gore nañ ko def ci njëkk def ko ci teranga def ko ci tey def ko ci discipline ku soxla parole bi dañ la koy jox nga wax ñu wax li nga xamante ni mooy li ñu métti te li ñu métti lu yomb la courant bi nga xamante ni dafa dëkk ci xuy xamat te seetlu nañ ne saa yu courant coupé ndox mi 2 minutes wala ouvert et y a pas de sécurité là-bas raison pour laquelle ñu ne ça fait l'occasion d'attirer l'attention de toutes les autorités que ça soit local que ça soit national lu ñu ci waaye mën a dimbale nga dimbali ñu ci parce que nag suñu métti bu xol la te yaakaar nañ ko solution bu jóge ci yéen ñu ngi sant ñëpp vraiment di gërëm on va avancer. Voilà, c'est ça. ñu dem. waaw. donc dogu courant bi nañu. donc dogu courant bi sonal nañu. donc dogu ndox bi sonal nañu. marché bu amul liggéey sonal nañu. dëkk bu amul yoon sonal nañu. gannaaw bi ndoxul bi sonal nañu. ndox mi donc dogu courant bi sonal nañu. dëkk bu amul lumière sonal nañu. dëkk bi gisuñ suñu pays. donc dogu courant bi sonal nañu. dëkk bu bëri yoo bi sonal nañu. dëkk bu bëri yoo bi sonal nañu. marché bu bon bi sonal nañu. marché bu amul lumière sonal nañu. dañuy ñaan waa Kaffrine ñu génn parce que marché bii du marché Mademba du marché Massamba képp kuy doomu Kaffrine. ñi ci kanam nañ doon naat ñi ci kanam nañ mën a génn jàpp ci bii ndaxte li ñuy kaas. chauffeur doxal na leen chauffeur doxal na leen courant bi. coupé courant Kaffrine bi c'est extra c'est trop ñu seetlu ne saa yu courant coupé 5 minutes après ndox mi day coupé jëmale ñun 3 heures du matin 4 heures du matin ñu seetlu ci biir marché bi suñu canalisation marché bi amul coupé suñu yaay yi suñu papa yi suñu njaboot yi guddi ak sonn nañ ma ne courant bi normalul loolu waral suñu marché tey bii nii képp ko xool marché Kaffrine xam nga ni lii du marché bu normal artère yi day baax canal yi baaxul yi dara baaxu ci dañoo bëgg ñu defaraat suñu marché bi ñëpp xam nañ ne ndox mi awul yoon ndax ba courant coupé te Bamba marché bi amul sa douce marché bi amul dara amu fi yaa waaw fii aw dara amu fi marché bi dafa salté tali yi baaxuñu taximaan yi dañoo sonn ñëpp a sonn merci beaucoup biiru courant yi dafa doy coupure 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 yi dafa doy yoon yi dafa doy coupure yi dafa doy coupure yi dafa doy dafa doy dafa doy coupure yi dafa doy
marché bi tey dëgg la marché bi marché pour Kaffrine waa yëpp la ma ne képp kuy liggéey si courant tey xam nga ne courant bi normalul te facture yi ñu ngi cher ba ne lii ñuy def pour Kaffrine ñëpp rek génn leen ñu bokk ko dox marché bi sax yoon yi baaxul balaa maa bëgg a dee rek bu yàlla ji tawee rek coupure yi rek commencé ti coupure courant yi coupure ndox yi coupure courant yi coupure ndox yi ñu ngi leen di ñaan encore une fois ngeen dab ñu ànd doxu ñaxtu wër marché bi dem jébal préfet mémorandum wan ko ne ko lii métti nañu lii métti na askanu Kaffrine lii métti askanu Kaffrine bëri na bokk na ci lim nga xam ne nii tey lii mooy dog-dogu courant yi te dog-dogu courant yi dara warlu ko dul ñàkk a respecté askan wi dog-dogu courant bi bu coupé ñu gis ne ndox mi day coupé dem na ba ci léegi ndox mi day manqué kon loolu yëpp kenn jàpp ne ñàkk a respecté askanu Kaffrine la kon ñi ngi ñaan autorité yi nañ ñu respecté askanu Kaffrine dañu xam ne doomi Kaffrine yi jóg nañ jóg ànd ak waa Kaffrine lépp loo xam ne nii métti na doomu Kaffrine lépp loo xam ne nii mi ngi dal askanu Kaffrine bu pël yi dafa doy dox-dox yi dafa doy dox-doxu courant bi doy na dox-doxu ndox mi doy na yoon yu bon yi doy na dañ bàyyi waxtaan yi wax ci yoonu garab yi parce que li ñuy kaas ci yëfi ma Samba li ñuy kaas ci yëfi ma Demba bellu ren Kaffrine et région mais li ñu seetlu mooy li gën a yomb ci affaire justice muy casier judiciaire ñun intellectuels yi ñun xale yi ñun ndaw yi guddi ak bëccëg dañ koy wut mënuñu ko amee feneen fu dul kaw la waaye ñu bëgg laaj ndax ñun ay doomu sénégalais lañu wala ay doomu ivoirien lañu wala ay gambien lañu ay sénégalais lañu comme tout le monde raison pour laquelle de tout bord actuellement il faut qu'il y ait une solution Kaffrine a soif Kaffrine en a marre de cette situation ba tax na ñu ngi interpellé le premier magistrat de la ville war na mën a sotti d'intermédiaire ñu ngi woo ñëpp góor jigéen mag ak ndaw ñun suñu droit la préfet dafa autoriser cette marche ñu war a toog dox ci Kaffrine marche bi tey Kaffrine la du AFP du APR du kenn le seul parti c'est Kaffrine donc Kaffrine li ñuy def mooy li métti waa Kaffrine ku teg bëccëg suba ngoon ñu coupé te du fay ci facture courant fan lañ ko teg yéen ñi toog ñëpp ñuy romb ngeen di tàcc yéen a ngi fay ay facture waroon ngeen a jóg ànd ci marché bi ànd ko ñun la police encadré ñu. waaw ñoom li benn yow ñu gis la tey nga bokk si marché bi ñu xam lan moo waral kii bi tey solos marché bi ak tamit sa teewaay ndax. waaw maa ngi jaajëfal ñëpp sama teewaay mooy teewaayu ñi fi teew ñëpp sama teewaay mooy Kaffrine dafa manqué lu bëri si li manqué mooy courant jaar yoon bokk la si li manqué mooy ndox mu jaar yoon mooy jafe-jafe samay morom suñu jógee war a xëy dara pour Kaffrine su ma toogee sama place ne man loolu yóbbaale wu ma kon du ma gor parce que suñ ko xeexee ba mu sotti si ñi muy sottil si laa bokk kon war naa jóg bokk si ñu koy xeex loolu mooy sama teewaay fii tey. Pour faire cette marche, une marche autorisée par monsieur le président. dem leen ba sa xàll ba la sa kër ya sax dara amu fa dara amu fa nee nañ ñi newuñee génn bu timit jotee ñun bu timit jotee duñ génn buñ ne timit nodd nañ ko rek duñ génn ndax buñ génn samba booy yaa ngi ci kàmb yi amuñ ndox muñ naan léeg-léeg da ngay mar ba guddi nga dem ci këru ne dem ñaani ndox lu tax samba booy nekk dafa lëndëm wala dara amuñ ko dafa lëndëm ñemewuñee génn dal na dugg damaa ñibbi su ma ñibbee du ma génn su ma jot amuñ dara amuñ dara sonn nañ amuñ dara Xeexu jàmm la xeexu jàmm la ngir ñaaw ñaawlu bu ko ngeen xam ne dañuy ñaawlu
Nous, on est des citoyens, on est des partisans. ndax li ñuy kaas ku xool canal yi xam ne ci maam yeeg ci njaayeen ci dugg seen tànk yi dem ndax lii du yoon canal dañ koy tëj canal day tëju ndox mi di jàll bu ko defee yooyu kenn duñu ma nekk ma ne feebar paradis bi rek ñu mel maa da lay tàlli tey ngi ba ñuy wax ma nga jógee na Fatick jaar na Touba te épargne yu benn dëkk ndax Kaffrine kenn pomp ko xam ngeen lii liñ leen fii des autorités liñ leen fii des autorités compris nii dafa doy compris nii dafa doy compris ndox dafa doy yoon yu bon compris nii compris courant compris ndox yoon yu bon canal yi yàqu compris nii canal yi yàqu yooyu bari yooyu bari lii rafetul lii rafetul non lii rafetul sax lii lii yabeel dëgg la lii yabeel dëgg la voilà lii yabeel la lii yabeel la ndox yu bon canal yi yàqu non non Assalamu alaikum.